leen lu ma bëgg waxtaanee nag mooy li nga xamante ni bon jàpp nañ ko ni ci scandalu bon est-ce que sax scandale la Sénégal parce que léegi moom Sénégal ay milliards dañ koy fowe donc chaque jour rek ak scandale bu bees chaque jour ak scandale bu bees alors boo leen fàttaliku Macky Sall ba mu faloo dafa ni dafay rénover li nga xamante ne mooy building administratif maanaam building bu ngande boobu jàkkaarloo palais présidentiel bañ koy rénover ñoom en tout cas au départ seen budget dañu ñu woon du passer 17 milliards autour de 17 milliards lay doon ñuy continuer di continuer ba xëy suba Africa Check moo ñu ko xamal que budget bi dafa mujj yokk dem ba ci 40 milliards mais Sénégal moom léegi 40 milliards du fi dara 40 milliards boo koy wax da ngay mel ni ki wax 40 000 francs parce que léegi dañ dem ba dañ ñu tàmmal luubal dañ ñu tàmmal yu bëri ba léegi jàppeetuñ dara mi dara alors par comparaison rek 40 milliards nga dem ci Masalikul Jinaan bi nga xamante ni bañ koy tabax ñun fii lañ fekk 22 milliards nañ ko tabaxee en tout cas plus ou moins 22 milliards parce que jegewul sax 22 milliards 22 milliards nañ tabaxee Masalikul Jinaan particularité Masalikul Jinaan mooy fi ñu ko tabax nappe phréatique bi dafa jege woon maanaam il fallait que ñu gas ba ci biir pour mën a am fondement Masalikul Jinaan fu ñu ko tabax dafa gënoon difficile parce que dafa amoon ndox bu amee ndox ñoom ñi nga xamante ne ñooy entrepreneur yi dañuy fexe ba laal suuf si ci suuf a suuf maanaam seen bu ñu waroon gas par exemple 5 mètres ci suuf dinañ obligé gas ba 30 ba 50 mètres ci suuf Masalikul Jinaan boobu ak difficulté yëpp ñu tabaxee ko ci 22 milliards building administratif rénovation changé wuñu si dara du ay pieds yu ñu yokk du dara changé ay kii dugal ay verre defar ay bureau ñu ni 40 milliards pour rénover benn building administratif ay sénégalais yu bëri jug ñu ni mais comment se fait-il rénover benn bâtiment gën a cher Masalikul Jinaan ñu ñuy naan way xamoo leen lu bëri ci tabax xamoo leen di wax rek comme ni ñuy tàmm di wax ngay dégg ndeysaan ñoo xamante ni comprendre wuñ dara di ñëw di naan dañ lay opposer ay contradiction naan way yaa ngi def ay comparaison yoo xamante ni mënut a ànd parce que comparaison n'est pas toujours raison comme rek bañ ñëwee ni leen stade de Sénégal bi moo gën a cher stade de Maroc bi dégg nañ fi lu ne ay cuune yoo xamante ni maaxalla bañ leen waxee jàngiwuñu ñëw di ñu naan way stade boo xamante ni yéen a ngi tëkkale Lamborghini ak car rapide parce que Lamborghini mën na gën a néew les places gën a cher ñun leen boobu mooy wane que ni quelque part que da ngeen xamul li ngeen di wax parce que boo demee bay tëkkale stade boo xamante ni dafa waroon organiser coupe du monde ngeen di wax waxu commodité c'est parce que vous ne comprenez rien du tout stade bi organiser coupe du monde kenn waxul waxu modernité kenn waxul waxu commodité stade boobu amul lu muy envier benn stade ci bu àdduna bi donc stade boobu bu ëppee capacité 2 fois plus gën a yomb suñu stade ñu wax leen ko ñuy wax waxi dof nga xam ni vraiment ils n'ont rien compris alors déggoon nañ aussi ci seen ay argument ñoom ñu ni ñu suuf si dafa naqadee tabax parce que Diamniadio comme si dañ leen forcer ni leen tabax leen forcément à Diamniadio Sénégal Diamniadio la yam waroo leen dem Mbour waroo leen dem Fatick waroo leen dem feneen parce que boo leen ko defee feneen nekkatu stade du Sénégal stade Fatick lay doon wala ñooñu ay sénégalais donc Diamniadio la war a yam donc pour dire que vraiment parfois le débat boo koy xool ci réseaux sociaux yi ñu tuddee ay influenceurs xam influenceurs ak ñenn ñi influencer sax ñooñu parfois da ngay naan mais vraiment y a de quoi s'inquiéter daal vraiment y a de quoi s'inquiéter alors ci ñoom seen argument dañu ni woon par exemple que tabax ci suuf Diamniadio moo gën a jafe parce que argile la loolu yaakaar naa ni bañ koy wax ñun état bi daf ko doon bañ ba état bi ñëwee dañuy tabax ville bu bees fële ca Diamniadio ñoo leen njëkk ni baadoola mënul tabax Diamniadio parce que Diamniadio effectivement ban la te ban boo koy tabax day ubbeeku ñun ñi nga xamante ne dëkk nañ si ay zones yu am ban xam nañ lii ban boo koy tabax day ubbeeku donc pour nga mën a tabax ban il faut nga wàcc comme nappe phréatique bu jegal il faut nga wàcc ba ci suuf pour nga mën a def ay pieds nga mën a doogay tabax mu doogay jóg waxoon nañ leen loolu ñu bañal ñu ko alors seen kii bi laay seet parce que ñoom si seen Diamniadio boobu ak difficulté yeeg yooyu yëpp tabax nañ fa li nga xamante mooy ay sphères yi ay sphère ministérielle maanaam seen bâtiment ministre yi nga xamante ni dañ leen bëggoon délocaliser parce que nee nañ dañuy def gain wu 6 ba 8 milliards bu ñu leen délocaliser foofu parce que état bi lu muy fay ci location dafa cher d'accord waaw sphère ministérielle Diamniadio 4 immeubles R+8 ñu tabax ko ci 3,5 hectares mi ngi leen coûté 56 milliards 4 immeubles yoo xamante ni 8 étages la 4 immeubles 8 étages ñu tabax ko ci 3,5 hectares
coûté état du Sénégal nee na 56 milliards benn immeuble bu ñu réfectionné coûté état du Sénégal 40 milliards foofu la Sénégal toll en fait 4 immeubles 8 étages coûté état du Sénégal 57 milliards benn immeuble boo xamante ne dañ ko réfectionné def ci ay verre cassé laalaat peinture bi réfectionné loolu la defuñu fa leneen boo demee pieds yi nga fa fekkoon nga fay fekk loolu mu coûté leen 40 milliards beneen bi mooy seen cité de l'émergence bi nga xamante ni moo nekk pompier parce que déjà bu ñu leen nuwee rek xam nga boo waxee ñun la way jam ñaajo bon xam nga kon ñoom nangu nañu ni jam ñaajo bu ñu ni woon dafa naqadee tabax naqadewul tabax parce que bu nekkee da nga tabax ci jam ñaajo 4 immeubles 8 étages yoo xamante ni nga yaa ngi ko tabax ci superficie lu mu tudd assiette foncière u 3,5 hectares mu dikkee la 56 milliards mais kon foofu effectivement naqadewul tabax comme ni ko gars yi di waxee beneen bi ñun la cité de l'émergence fu garage pompier nekkoon gars yi nga xamante ni ñu ngi seetaan te jóge ay Bawol ak yooyu buñ doon ñëw Sénégal wala buñ doon ñëw Dakar foofu nañuy wàcc yore seen bus yu bëla man ba may jógee Ndar di ñëw Dakar fa laa wàcc alors garage pompier boobu bañ ko délocaliser dañ ñëwoon foofu dañ fay def li ñu tuddee cité de l'émergence cité de l'émergence boobu 17 tours la waroon doon xaw ma pare na xaw ma parewul 17 tours de 10 étages cité de l'émergence tabax de waxuma la rénovation tabax 17 tours maanaam 17 immeubles 10 étages nañu war a tabax wala nañu waroon tabax fële ca cité de l'émergence fële ca pompier benn ñaar ñett ba 17 immeubles bu nekk 10 étages mi ngi leen coûté lan 21 milliards bu ma jóomul 21 milliards te bañ ko defee am na ay architectes yu jugoon ni leen lii scandale la parce que c'est trop cher alors comment se fait-il tabax 17 tours 10 étages 17 benn ba 17 tours yoo xamante ni 17 immeubles 10 étages nekk 21 milliards ngay réfectionner benn immeuble nga koy réfectionner immeuble boobu di la coûter li nga xamante ni mooy 40 milliards loolu question la gu Sénégalais yi di poser et puis lu ci gën a doy waar ñu ne ñi immeuble boobu malgré que réfectionner nañ ko parce que dafa amoon incendie bu fa amoon effectivement dafa amoon benn entreprise boo xamante ni entreprise wu nettoyage la bu ñëwoon gagné marché bi ay nasaraan nañu moo tax doo ci mës a dégg sanction ñoom ñu ñëwoon gagné marché bi pour ñu mën a monter seen kii yooyu ñuy wàcc di nettoyer ay vitres dañuy souder ay pieds yu ñuy def si li nga xamante ni moom mooy ci si seen kii bi mën a wàcc ba ñuy souder si la fette yi jaar ci suufu li nga xamante ni mooy faux plafond yi ba laal yenn affaires yi mu commencé tàq waaw question bu Sénégalais yi di poser wala sama classe yi nga xamante ni xamuñu dara ci bâtiment construction mooy bâtiment bu ñu rénover à 40 milliards xanaa dina am lu mu dee loo xamante ni day détecter ay fumée ak loo xamante ni bu incendie commencé dina ko fay balaa muy sori 40 milliards nga jël ko def ko ci bâtiment boo xamante amul benn sécurité amul benn sécurité ñu ni 10 étages 10e étage bi yëpp dafa yàqu parce que dafa lakk 10e étage boobu ñoom aussi ñu dellu si waat ni pour rénover waat 10e étage da leen coûter 7 ba 8 milliards maanaam benn étage rek 10e étage bi rek pour rénover waat ko moo gën a cher tabax ay 2 ba 3 ba 5 immeubles 10 étages mais quand même c'est-à-dire il faut quand même sénégalais yi dellu si waat ci lan mooy milliard parce que milliard du ay caaxaan milliard du ay 100 francs du ay 200 francs du ay 300 francs milliards nañuy toog di fowe te ku ko wax mooy Abdou Latif Coulibaly mu doon wax compte et mécompte de l'OCI moom jamono ji moom xam naa ci ay compte lay nekk ci yeneen mais nekkatul ci réalité Sénégal parce que mënoo toog di naan rénover bâtiment boo xamante ni wa astafurlah bi étage boo xamante ni 10e étage la wax na côté état du Sénégal 7 à 8 milliards te ñoom sax dañoo jox déjà chiffre bu exact dañ leen naan diggante 7 ba 8 milliards léegi bu gars yi waxee ñu ni non 8 milliards la woon mais 7 milliards nañ leen waxoon parce que lii ak lii génn ci wax ay waxi dof foofu la Sénégal toll di fàttali ni enseignants yi 2 mois nañ toog di grève ba doon dem seen 3e mois il a fallu que ñoom ñu arrêté jàng bi toog seeni kër di grève dagg nañ leen sax seeni salaire ah déggoo leen ñu kaas 2 mois état du Sénégal doogay def ay jéego pour jéem a satisfaire seen revendication réew bu normal réew boo xamante ni nee na day rénover ay immeuble te et puis c'est-à-dire dafa am ay contradiction yow nga ni da ngay créer ay sphères ministérielles fële sa Diamniadio parce que da ngay délocaliser lépp li nga xamante ni affaire étatique la da nga koy yóbbu Diamniadio mi ministère yeeg yenn direction yi ba noppi ngay rénover waat benn building boo xamante ni
pour jël ay direction la di fa loger ak ay ministère c'est-à-dire am na yoo xamante ni vraiment man mënu ma ko comprendre bu nekkee da ngay rénover kay mais jaratul ngay tabax ji leen lu bees da ngay rénover pour que direction yi mun fa nekk kon lan ngay dem di tabaxee ji ay lu mu tudd ay sphères ministérielles fële sa jam ñaajo waa léegi aussi Sénégal dañu war a toog ba nit ñi nekk di grève 2 mois xale yi ñàkk lu bëri si seen déjà dootu ñu concentré wu ñi tàmm nañu vacances ñàkk nañ seen rythme te xale yi ça fait quoi 3 ans yi nii wala 4 ans sax nekkuñu si rythme bu normal Covid bi ñëw na fii ak yeneen donc niveau bi forcément dafay wàcc nga ñëwaat ci début d'année enseignants yi di grève faale woo leen fulaaloo leen ba mu dem ci 2 mois di waaj a dem ci 3e mois parce que février bi jeex na ñu doogay jug naam ne dañuy indi ay solution waaw solution yi bu nekkee disponible loon na lan moo leen tere woon ñu def ko boobu ba tey bu nekkee enseignement priorité la si ñoom parce que gis nañu ne état bi quand il veut il peut léegi bu ñu waxat ay waxu délai bu ñu waxat ay waxu dara parce que seen stade bi bu ñu ko bëggee tabax dañ ko tabax ci temps record lépp lu ñu bëgg def dañ koy def ci temps record donc je pense que ni vraiment il faut que ñu jël li nga xamante ni mooy sénégalais yi au sérieux te di leen wax dëgg bàyyi seen caaxaan yi ñun du ay ministère ñoo ñuy jox xaalis ba ñuy wax wala di jéem a justifier l'injustifiable man mënu ma toog di naan Sénégal way mérité woon stade boo xamante ni à coût de 156 milliards la alors que même Sénégal boobu xale yi nekk ci ay abri provisoire ñun la ci école yi 30% loolu samay kàddu waa COSYDEP ñoo ko wax 30% ci école yi amuñu point d'eau ñun la Sénégal boobu Marième Faye Sall bërki dem la doon dem ci banlieue bi di tabax ay douche donc tey jii sénégalais yooyu noonu nga jéem a fexe seen situation amélioré wu moo leen ëppal njëriñ fukki yoon que ngay ñëw di leen jox ay infrastructure yoo xamante ne duñ ko lekk duñ ko naan te beneen mbir bi mooy entretien bi 800 millions pour entretenir benn stade boo xamante ni maximum 5 fois la ci li yooyu di jouer championnat Sénégal duñ ko fa jouer xanaa peut-être ñu jox ko seen waa ji mu siy tëgg ay concert pour dire que ni vraiment dëkk bi dafa dem ba lu bëri tey jii mun nekk parce que dañuy jaar ci suñu ay émotion duñu si nax parce que dañuy naan ñi bëgg nañu benn mbir bu ñu bëggee dara dañ leen fekk ci lu ñu bëgg ñu naxee leen ko mais nañu yeewu rek gën a bàyyi xel ci loolu xam ni que ñoom tant que ñoom ñi ngi def rek ñun duñu bàyyi di wax te duñu tàyyi di wax